أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Daarul Muxti mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mahamadul Muntaqa mi toog toogaayub ku tedd ki Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbakke te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp noonu itam lañ koy ñaanale Cheikh Abbas Mbakke mi toog toogaayu borom Daarul Muxti di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbakke ak njabootu borom Daarul Muxti gépp noonu itam la ñuy ziyaare buntu kër yi Cheikh Serigne Touba yépp di ziyaare mbokk yi nga xamante ni bii mooy Rawdu Rayaahiin di jëbbal ziyaare bi jëmm ji nga xamante ni bii mooy Serigne Ahmadou Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadal te jiite ko am mbégte lool ci tànn gi ñu nu tànn ngir booleenu ci waxtaan wi te sunu borom dogal biñ koy tànn booba noo ngi bitim réew ndax biig ci minuit laa ñëw aéroport dama xëy rek ñëw ci waxtaan wi kon nu njëkkante ak waxtu wi dal di tabbi ci waxtaan wi sama xel nag jàpp jëmm ju tedd léegi la ci sama xel dem muy Cheikh Moustapha al Karim mi njëkk a wuutu ko tedd ki Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba te jàpp naa ni ku wax mboorum juma wala taarixu juma wala histoire juma ci yoonu murit sa xel war a dem ci moom kon Cheikh Moustapha al Karim yal na nu ko sunu borom fayal li nga xamante ni bii tey moom la ñuy waajal suba di ubbi jumaa yi Masalikul Jinaan ji ci Ndakaaru dafay jumaa joo xamante ni maa ngi nii tiim benn article boo xamante ni journal bu ñu doon wax L'Écho d'Alger mu daan génn ca Paris ak Algérie journalam bi génn ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 1929 muy bi sëriñ bi ñibbisee Touba ba ñu teg ca ñaari at journal bi dañu wax ni Dakar le 23 février 1929 le gouvernement vient d'accorder une importante concession de terrain à la secte musulmane des Mourides pour construire une vaste mosquée qui coûtera environ 10 millions, mais dont les frais seront en grande partie couverts par d'immenses richesses laissées par le marabout Cheikh Ahmadou Bamba, lequel y sera enterré. kon lii ba ñu koy bind wax ni jox nañu murid yi suuf su yaatu ci Ndakaaru ngir ñu tabax fi jumaa joo xamante ni fukki million lay doon te booba jumaay Tuubaa juróomi million lañ ko xayma ñu ni nag fukki million yooyu li ci ëpp ci alal ji nga xamante ni bii ku tedd ki Xaadimu Rasuul ci Ahmadou Bamba bàyyi na ko fi ci la ñu koy tabax wax itam ni jumaa ji bu noppee dañu fi indi sëriñ bi loola di seen mébét ma nga xamante ni keroog bi sëriñ bi ñibbee àjjana waxoon nañ ni dañ koy yóbbu Touba provisoirement bu yëf yi jàllee ñu delloosi ko njaareem kon ba ñuy bind lii ak ren tey li ci juróom ñeent fukki at kon ñu fas yéene ñëw ci li ñu nu sant muy tukkib géej gi xam ngeen ni ko tedd ki Xaadimu Rasuul ci Ahmadou Bamba ndi ko Sëriñ Fallu bu sa Tamba waxe moom moo bëggoon a yéeg jëm ci kaw te ku bëgg a yéeg da nga am raas boo jaar sunu borom jël nasaraan bi def ko muy raas bi nga xamante ni ci la sëriñ bi war a jaar ngir egg fa mu bëgg a egg loolee nag ay tuuma daf koo lal mu bari ci tuuma yoo xamante ni dafa war les intellectuels mourides wala les sambor les historiens ndax bërki démboo la ñu bind wax ni sëriñ bi moo tudde boppam Xaadimu Rasuul ca gànnaar te dégg nga sëriñ Falilu bu sa Tamba wax ni ci gaal gi lañ ko jox garaatub Xaadimu Rasuul
mu am tuuma yoo xamante ni bii bokk na ca sëriñ bi mu sañcee Daaru Salaam en 1886 ca déwén sa 1887 ci la France fal président bu ñu doon wax Sadi Carnot moom la ñu tuddee Rue Carnot gi ci Ndakaar moom mu fal un gouverneur bu ñu doon wooyee Clément Thomas moomu bi Serigne Touba sañcee Touba en 1888 ca déwén sa 1889 wut na ay téere arabam fekk si sëñ bi Touba ca sanc ba ñëw ni ko dama bëgg nga tasaare murid yi dàq leen kenn ku nekk dellu fa mu jóge woon ndax ni ko sëñ Fallou Bousso Tamba waxe booba chef de canton yi chef de province yi kalaame yi jóg na am na sëriñ bu wootee ñu ko wuy si dootu ñu fay impôt dañuy naan ndox mu tàng dañuy daw ci ko ay sàkket dañu nuy saaga ba kalaame yi bari lool bi mu ñëwee sàkk loolu ci sëriñ bi def koo gàntal mu mer dellu joxe ay instruction ni képp koo xamante ni ab murit nekk na ci sa canton wala sa province na nga leen dàq ñu génn loolee jëfandikoo nañu ko ba moo tax Serigne Moussa Ka di wax ni ca yooya at wala ca mooma at lañ génne seex ya Touba di aye jëll ya di aye tool ba taalub Serigne ba daal di fay fa Touba ak Mbàkke cey teye ka wuuteeg booba bi nga xamante ni joxe na instruction yooyu war nañoo jàngat lan moo tax ca Yacine Fall mi nga xamante ni moo doon teeñ du Bawol te ba ñu bëggee folli Lat Joor ñu ni ko woon signal nu traité boo xamante ni Lat Joor dootul dugg Bawol dananu la def yàgg sa njaboot yéen a deeti doon teeñ ci Bawol dammeel teeñ dootul am dammeel Kajoor lay yem teeñ Bawol lay dëkk Fall lay sant lan moo waral nasaraan bi jël te Tanorub Goñ mi nga xamante ni bii ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai moo faat lieutenant Minet ak interprète ba mu àndaloon di Abdoulaye Seck di doomi Dut Seck Boel Mourdat tubaab nga rey ko jàppuñu la tëjuñu la defuñu la dara booba am na lu tubaab bi bëggoon ngir mu jëfal ko ndax tenc Yacine Fall ba mu ne moom du dàq murid yi nekk Bawol dañu ko daal di wàccee en 1890 daal di fal Tanorub Goñ moom la nu sëñ Moussa Ka di nettali ca mooma at la teñ Tanor kalaame cheikh yi Bawol ngir bëgg a far l'islam yi jarbaat ba moo jébbal woon dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Cargaan Serigne Mor Maane Serigne Aliou Diouf Lambaay ñëlee ko daane keroog da leen a woo fa pencum Lambaay naa leen danaa leen tàggale ki laxasaay keroog da leen a boole sol ci urmbal ñuy kennoo far ba jàngay darmbal sëñ Moussa Ka nettali na ko bañ wax ni Serigne Momar Maane ko tontu booba naa ko da ngay kàcci dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb li nga wax noo lang kon gouverneur Clément Thomas jox na ndigal la mu bëggoon Tanorub Goñ defal ko mais ba mu ko jëfee moom Tanorub Goñ en 1890 ñeenti at lañ ca teg en 1894 lieutenant Minet ma mu reyoon tax ñu convoqué ko mu ñëw ñu empoisonné ko jox ko poson bisub tabaski 1894 ci la teeñ Tanor faatu ca Lambaay kon 1891 Cheikh Mahamadul Amin mi nga xamante ni mooy waajuru Cheikh Sidil Maxtaar mi ñu tudde bis bii feeñ sëriñ bi nii mag ña ko toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom sëriñ Adama Gueye sëñ Daaru Assane Ndiaye ñoom sëriñ Massamba Diop Sam sëñ Ndaam Abdourahmane Lo mag ñi jëkkoon a jaayante ca Mbàkke Kayor mu ni leen kat gan gi indil na leen li ngeen fi doon wut si dal di leen yeewi ñu dem yeewi googee sëriñ bi yeewi taalibe yi ñu dem te gouverneur sàkk woon ko ci sëriñ bi te sëriñ bi defu ko tax na ñu bind ba noon yi di sukkandiku di wax ni Sëriñ Touba en 1891 dem na Ndar ci gouverneur jébbal ko taalibe ya ko njëkkoon a topp ba noppi jéggulu gouverneur kenn ku nekk dégg na ñuy wax naan Sëriñ Touba lu jiitu 1895 convoqué nañ ko Ndar en 1891 te loolu amul kon dafa jot tuuma yooyu nag ñu taxaw teg ko fu wóor li nga xamante ne dañuy wax naan Sëriñ Touba en 1891 dëkkoon na fu ñuy wax Mbaafar loolu bi mu sañcee Touba te àll bi nekkoon diggante Bawol ak Jolof ñu doon ko woowee àllub Mbaafar
xamaguñu turu Touba wi moo tax ñu ni sëriñ bi dem na sanc Mbaafar ba ñu koy bind loolu li tax ma di ko wax sunu mboor kenn waru nu ko bindal noo ko war a bindal sunu bopp kon dañoo war a jóg leeralaat mboorum sëriñ bi taarixu sëriñ bi histoire sëriñ bi bind ko na mu amee sëriñ bi musta dëkk fu ñuy wax Mbaafar moom ab dëkkam ba mu ko gisee en 1888 Touba la ko tudde